solo si defe naa am na ko fu ne mais ci dëkk bi defe naa solo éducation fi la gën a marqué woo te xalif bi comprendre na ko bu baax ba vision defe naa ci moom ak xilaafaam mën nañ ni li ci gën a déterminant mooy éducation et la formation moom moo marqué xilaafaam te loolu nag du ma tooñ sama mbokki santé yi c'est vrai que santé pilier la ci développement ndax ku wérul doo mën a def dara mais waa santé ñun ñoo leen di former muy secteur bu am solo boo xam ne bu doxul beneen secteur mënul dox te ci dëkk bi éducation bi am na problème te li gën di problème bi mooy dafa mel ni maîtriser guñ problème bi xam nga problème boo ko xamee sax ba cerner ko xam ni problème am na am nga début de solution mais li may jëkk a invité maire mooy ni bala ñoo jëf nañ càmbaraat wàllu éducation ci dëkk bi d'abord lan mooy éducation à Touba ci biir wax ji da ngay gis ni école yi wër Touba rek la ñu wax alors que boo xoolee il y a 5 ans def nañu recensement am lu ëpp il y a 5 ans laa la wax de lu ëpp lu jege 300 écoles privées ci yiñ jot ñu recensé ñoom 300 structures yuy jàngale ci biir dëkk bi ku nekk ak na nga tudd kii tudde boppam franco arabe kii tudde boppam français kese kii tudde boppam franco islamique façon offre bu nekk ngay gis ci biir te daanaka kenn maîtriser wu ko léegi ñooñu ñëpp buñ jëfandoo te coordination bi yombul ban type d'homme la ñuy former après léegi citoyen Touba kan lay doon ndaxte dañu war a dëppoo ci ki ñu bëgg a former xam bu kii buñ génnee kan lay doon ba ki fi dëkk ñu xam à peu près nu muy mel mais bu dee ku nekk a ngi former te la ngay former kenn maîtriser wu ko mais ëllëg li muy jur du kenn xamu ko moo tax secteur la bu jara càmbaraat ci dëkk bi plus de 300 laa la wax yoo xamante ni ci ñu jot a recensé rek te xëy na ci recensement bi am na yu échappé entre temps yi ñu fi créé waat kenn xamul nu mu toll kon éducation à Touba du rek les écoles publiques yi ñu xam lycée Kéré ak CM Missira CM Kéré ak école élémentaire yi gravité dans l'arrondissement de Ndam mais ci biir dëkk bi am na ay offre yu fi am yoo xamante ni ñu dëkk ci dëkk bi ñooy jël initiative te doomi dëkk bi la ñuy jàngal te bu ubbi fees école bu ubbi fees te li koy feesal mooy calcul bi simple nit ki dafa rationnel sa doom xalaat nga ni bu jàngee Kéré di nga def ci transport 6000 francs di nga ko jox gutéem ba pare insécurité bi defe naa sëñ bi wax na ko ci yoon wi dem beeg dikk bi am ko ubbi ci sa wet ni boo ma fayee 4000 ma jàngal ko mais boo xalaatee rek dana naa ko fa dugal loolu moo tax école bu dugg fees te contrôle bi des na moo tax foofu defe na am na liggéey bu ñu fa war a def éducation aussi du école yi kese daara yi ci la bokk mais lu mu doon lu toll ne éducation aussi dañ ko war a saytu état bi am na ay projet yu jëm ci daara yi yàlla dogal na man maay gérer li jëm ci daara ak école privée ci département bi mais état bi construire ay daara moderne ci biir Ndaam am na ñaari daara moderne benn bi mu ngi nekk Yaañka daara publique laa wax beneen bi mu ngi nekk Madina Touré am ñaari daara moderne privé yoo xamante ne état bi moo ko construire mais jox ko ay privé benn bi mu ngi moom Mbàkke la mais beneen bi biir Touba la nag mu ngi nekk Jannatul Mahwa foofu aussi maire bi xam ni ci structure yi nga xamante ne yu relevé ci moom la bokk am daara yuñ boole ci suñ programme yu ñuy wax paquet
yooyu bëggoon naa lancer information bi nii pour dire que daal mbirum jàng ak jàngale lu complexe la ci dëkk bi nga xamante ni man dem naa bay wax ni dafa waroon am IEF Touba ça veut dire que ni IEF Mbacké département mais ñu jël benn IEF jagleel ko Touba kese muy saylu lépp lu jëm ci daara lépp lu jëm ci franco-arabe mais lépp lu jëm ci innovation en matière d'éducation et de formation loolu aussi ku ko mën a porter plaider ko defe naa idée bu pertinent lay mën a doon pour mu saytu mbirum jàng ak jàngale ci dëkk bi terewul nag liñ ma jëkk a yóbbante mooy cant ci Covid bi appui mairie Touba daf ñu dimbali bu baax te appui boobu jeexul ba tey ji ñu ngi koy utiliser pour rentrée scolaire bi loolu il fallait que ma souligner ko donc parce que tamit du ay problème rek loolu lu am la bi may génn mu ngi fële te appui yooyu ñëpp dajale ci jamonoy difficulté nit ku xereñ dëgg difficulté daf koy transformer en opportunité jamonoy Covid bi ni gis nga sursaut bi am ñëpp jógandoo ngir jàppale ñi ñàkk mujj na ku ñàkkoon sax ci jamonoy Covid bi la sa dund gën a neex éducation ci jamonoy Covid bi ci lañ def les meilleurs résultats à tous les examens ñenn ñi di ci xëpp suuf du loolu résultats yu normal la mais day wane ni kon bu ñëpp jógee mën nañ def lu baax bu ñëpp jógee dugal ci suñ loxo mën nañ am un système éducatif performant loolu lu mën nekk la. beneen point bi mooy fourniture scolaire foofu dinañ ci sant ci effort yi ngeen ci def yi passé mais di leen invité waat ci bii di ñëw gën ko yokk ndax nit ñi seen poste day na leen te ubbi tey jàng tey li koy gën a plombé bokk na ci ñàkk fourniture xale bi day ñëw jàng si na mais nga war a def leçon amul lu mu binde amul kaye amul nangam foofu daf koy gàllankoor te daf koy topp grève quantum bi yaneen tam ci la ci PACASEN bi yéen a ngi wax construction yi mais abri provisoire yi ba tey mu ngi ci département bi te dëkk boo xamante ni ci mbaar la ñuy jànge faaw ñu góob mën a jël ci jitax ji defar ci fuñ jànge buñ jàng du mën a am yooyu te loolu day tardel njàng mi aussi moo tax day tardel ubbi tey jàng tey kon fourniture yi buñ ko mënee am à temps ñu dimbali ñu ci ak tamit luñ gën a mën a jàpp ci construction scolaire transport élève transport bi dañ ko bàyyeeg privé yi mais Touba moom dañ naan transport secteur à part la mais éducation ci Touba pour qualité bi am faaw ñu régler la question du transport scolaire waaw faaw ñu régler la question du transport des élèves képp ko am doom gis ko muy jógee diggante Mbacké ak Touba di jàngi sa yaram dina daw ci conditions yi ñu leen di transporter loolu nag problème nag boo ko gisee waruñ ci gëmm problème bu amee dañ ciy faire face teg ko ci table discuter trouver une solution mën leen yóbbu mais ci condition yu décente ndax xale tamit mag sax mën nañ ko bàyyi mu def yenn yi waaye xale man dama ne yar man nga kel tuuti ngir yar ko mais waroo exposer dundam waroo exposer ak màggam c'est-à-dire que daal ni kilifa yi war nañ ci jël ay mesures pour que xale yi mën di jàngi dans des conditions yu normales bi ci topp mooy davantage action yi ngeen di def ci éducation am na solo mais communiquer ci davantage aussi baax na pour nit ñi gën ko xam foofu laa bëggoon tëje ngir bañ a guddal lool pour dire daal que jàng ak jàngale moom bu doon ni question bi gën a urgente ci sa commune man jàpp naa ni moom la boo ko réglé ba pare problème hôpitaux yi dina réglé problème mu oto yi dina réglé problème mu pharmacie yi dina réglé yi ñuy jàmbat ci dëkk bi yépp
bu ñu fexee ba nit ñi jàng bu mucc ayib ak lu mu mën a doon nag bu dee dañuy jàng diine muy jàng mu mucc ayib bu ñu dañuy jàng leneen muy jàng bu mucc ayib buñ réussiree loolu yeneen problème yi ñuy jàmbat yépp dinañ ko solutionné wasalaamaaleykum wa rahmatullahi rek lu ne fàng moom jarul wan ko ami bët ndax ni nga ko gisee war na koo gisee noonu ku amul bët waa jarul wax ma nga ne ndax du ko gis éducation boo gisee bi ma ñëwee ci bopp conseil municipal bi defe naa ne acte bi ñu ci defoon ngir bëggoon ko réussir yaakaar naa ne bu ni mel bariwut lu ma ko dégg ci Afrique wala ci Sénégal ndax dama woowoon directeur inspecteur départemental woo directeur école yëpp woo sëriñ daara yëpp ngir ñu bokk toog ñu xool njàngam Tuuba bi si kañ la ni fan la toll fan la war a jëm nan lañ fa war a demee def séminaire 3 jours yoo xam ne defe naa ne la président commission éducation monsieur le maire Ndiamé Ndiaye bi ngi may dégg donc ñu bokk fi toog def ko ba def ko benn téere boo xam ne dañ ne lii fi ne lii la mooy problème yi nan lañ nii la ñuy def pour améliorer ko pour ko organiser ko pour formaliser ko ba mu tegu ci yoon defe naa ne loolu defe naa ko dëkk bi nag dafa doon loo xam ne dëkkab baat la du dëkkab loi biñ ko defee defe naa ne waa éducation mi ci boppam dossier boobu ci la ñu ci basé woon nañ ci li ëpp ci daara moderne defe naa ne ci dossier boobu bokk na ci li ko jur idée boobu loolu nag jóguñu ci ba tey ñi ngi woo ñëpp parce que li nga wax rek mooy li wér wan ma sa gone yi tey wan ma sa programme bi nga teg ci gone yi ma wax la sa ëllëgi sa ëllëgi réew wala sa ëllëgi dëkk ñun man dama tiit trop loolu laay wax boo déparé fii Mbàkke romb Touba génn dugg ci quartier génn gis xale yi xool leen seen programme ak li nga xam ne moom lañ tolloo génération yi nga xam ne futur la kenn ku ci nekk ñi ngi dabonte nga xool ak 14 ans ba 6 ans li nekk ci dëkk bi ci ay xale ak li fi nekk ci infrastructure éducation ni mu néewee maanaam déficit bi fi nekk nga ne ëllëg ki si biir danaa am nit ku mucc ayib ñaan de moom mën na lu ne waaye gisaguma ci nan la ñuy def ba am loolu parce que gone boo fekkee ba mu waree jàngul wala amul moyen jàng moom li baayam amul moyen mu jàng donc jàngukaay jégewu ko nga ne bëgg na dana doon nit ko am xam-xam dana ma jaaxal lool yàlla nag def na sutura bi Sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla may fan wu gudd te àggale ba mu àggale liggéeyam di éducation xalaat bi mu ci am bu fekkoon ne indiwu ko ci dëkk bi dama ne jort naa ne nit dana xëy daw génn dëkk bi ndax li nga xam ne moom la situation bi di produit ci population bi nga xam ne mooy génération bii ñu toll kon nag ba léegi maa ngi jëlaat beneen mesure ak sama bureau municipal ak conseil municipal bi ak service technique yépp concerné nga yow en tant que yow mi nga xam ne yaa ëpp problème parce que dang ne ñaar lañ la jox dañ ne yaa yor daara moderne yi yaa yor école privée yi donc ci département bi xam naa ne ñi ngi ak commune Touba mi ngi ak 27 écoles ci daama commune école publique maa ngi ak 155 maîtres ci sama commune ci école publique yi maa ngi ak 93 maîtres franco arabe ci sama commune mais maa ngi wax sama président commission éducation ngeen jokkoo ci ñaari mbir def benn rencontre ci invité ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci secteur bi ñu xool ëllëgi éducation commune de Touba lan lañ ci xalaat ci biir loolu nag sëñ bi dafa am kum ko dénk muy Sëriñ Ahmadou Badiou muy ku ci am volonté te bëgg ko te di ci def résultat bu ñëpp gis ñu teg ko ci loxo mu jiite ko parce que moom la sëriñ bi jiital commune bi taxawu leen maanaam coordonné ko ba éducation bi ñi kilifa yépp mën a taxaw ñu teg formaliser ko def benn cahier de charge boo xam ne képp kuy jàngale ci lii ngay tënku ñu xam ne maanaam nii la war a demee maanaam ñu xam ñaata école privée ñoo fi nekk ñaata école publique moo fi nekk programme mu njàng mi nii la ñu mën cee tënku nit ñi di dox ci yoon wi nga xam ne moom la ñu war a def
loolu nag yow mi laa ci jiital, yow mi nga xam ne yow la état yaa nekk ci département bi te jiite ko. dinaa wax danaa demal sama bopp man en tant que ci Ahmadou Badi waxtaan ci ak moom mettre leen en rapport ak président commission éducation bi ngeen xool ëllëgi dëkk bi njàng mi fan la jëm, nan la ñuy def ba intégré ko li sëñ bi taxawal, parce que sëriñ bi jox na leen université bi, ñoom ñoo yor ñooy commission pédagogique bi, ñoo ngeen xam ne tànk bi li tàmbalee ci sardin ba baa ngay dem licence ci nan lay demee ngeen mën cee tënku moo dëppoo ak sarti réew mi ak texte yi. loolu daal maa ngi la ci invité na nga fi ñëw ak monsieur le professeur Ndiamé Ndiaye ngeen waxtaan ci ak bureau municipal bi nan lañ koy defee. fourniture yi muy wax waaw ci li nga wax rek ci fourniture yi ak li ngeen soxla loolu moom bokk na ci duma li mukk ci àddina santé éducation laay wax. santé éducation hydraulique sécurité publique ñii mooy li nga xam ne nit warul tëdd nelaw te sa xel demu ci. bët bu set war nga teg ko boo dee jiitee aw nit bët bu set war tableau de bord boobu war nga ko xool xam fan la toll loo ci xalaat ak loo ci yéene. donc fourniture yi moom ni mu daan doxee dana ñu doxee de incha allah dana leen jox loo xam ne yaa comme li ngeen defoon daaw ci aussi ñu ngi ci école yi moom éducation moom ñor nañu ñor goo xam ne du ñu ci taxaw moom def nañ ko prioritaire lépp loo xam ne yaakaar nañ ne lii soxla ngeen ko danañ leen ko jox lépp lu ngeen ñu laaj danañ ci def lañ am lépp danañ ko ci def. donc ñoo ngi sant bu baax a baax inspecteur di leen ndokkeel bu baax a baax di leen sant aussi ci ouverture bi nga xam ne ubbi ngeen ko tey yaakaar ne département Mbacké da maanaam ci liima lim 150 mètres yi ak 93 mètres yi ci 27 écoles yi danañu ubbi tey yaakaar naa ne ba école tëj doo fi dégg geraw buñ ne maanaam ña ngay geraw ndax yaakaar naa ne am nañu volonté te danañ ko yu wormaali sëriñ bi ba benn geraw wala dara bañ fee am ñu jàng xale yi def ay examen réussir ko ngir ko doone dara ëllëg wasalaamualeykum wa rahmatullah